avant ñu dugg si deuxième partie bi sax dañu gis ni coalition bu mag bi nga xamante ni ñëwoon na avant les élections locales muy Yewwi Askan Wi mu def macha allah benn liggéey bu am solo ci li nga xamante ni mooy li war a jëm 2024 gagné ay gox ak goxaat yu bari ci réew mi ñu gis ni ñu ngi la si doon xaar ndax souvent dañu gis ni opposant radical yu mag yëpp ñu ngi foofu nga xamante ni moom mooy coalition Yewwi Askan Wi pourquoi nous avons pas vu Abdoul Mbaye ci boobee coalition. naroon nañ ca bokk bëggoon nañ ca bokk ndax yàgg nañu liggéey ci taxawal coalition bu yaatu xam nga muy élection départementale ak municipale muy élection législative raw gàddu bi c'est antidémocratique ndax mën nga falu te yoruloo sax 25%. kon xam nga c'est minoritaire waaye noonu lañ ko bëggee looloo am ci la ñuy nekk kon bu fekkee ne yaa ngi jàkkaarloo pouvoir maanaam ñi toog nguur jàkkaarloo nguur boo xam ne coalition moo gën a yaatu bépp coalition yow itam bu fekkee ne yaa ngi ci opposition bëgg dara da nga war a yaatal sa coalition kon ñu ngi ci doon liggéey teel ci jóg CRD bi nga xam ne bi ci la bokk congrès de la renaissance démocratique dénk ma lu bëri ci lu jëm ci loolu kon maa doon waxtaan ak ñoom Khalifa Sall ak ndaw Sonko yi ak ñeneen Bougane Boubacar Camara Babacar Diop bu Thiès et cetera waroon nañu bokk jàppoon nañu war a bokk ci coalition Yewwi Askan Wi waaye du ma ci sorir lool waaye buñ la oowee nga war a signer accord de coalition boo xam ne laaj nañ la ci sa xalaat ba nga joxe ko lii yoon mooy ñu won la li nga war a signer balaa di la yóbbu ca média nga signer bu ñu jàppee nag war a signer 16h 4h de l'après-midi laajte document bi di ko laajte joxuñu la ko bu boobaa ngay mën a jàpp mooy da ngay mujjee jàpp ne yow day kenn bëgg la ci xajal kon loolu moo indi CRD ndax du doon man dong CRD mujjee génnee benn communiqué ne bon ñun ñu ngi doon xaar lii di ak lii am na waaye kenn oowuñu waaye nag ñu des ci xam ne waruñu wéet waaye ca booba ñu daal di seet ci parti politique yi kan moo des ba tey te bokkul ci Yewwi Askan Wi loolu moo indi ñu jëlaat suñu dàll doxaat ànd ceeg waa CRD ndax ni ma la ko waxee ñun ca la ñu bokk dëgg jëm ca ànd ak PDS ak bokk gis-gis AJ/PADS coalition jot na daal di taxawal wàllu Sénégal. am na solo donc dama leen koy fàttali mbokk internet yi yéen a ngi ñuy seetaan à travers Univers Info TV ñu toog ak le premier ministre Abdoul Mbaye ki nga xamante ni moom moo jiite parti politique bi ACT muy alliance la citoyenneté et le travail donc moom la ñuy toogal fas yéene waxtaan moom comme ni ma leen ko waxee ci actualité politique donc monsieur le ministre deuxième partie bi dañuy ñëw ci li nga xamante ni moom mooy événement mars yi ñu weesu un an après donc c'est normal ñi nga xamante ni ñoo ko fekke woon di ay kilifa ñu waxtaanaat ci ak ñoom déjà dossier Ousmane Sonko ak Adji Sarr naka nga ko jàngatee yow en tant que kilifa ci réew mi. bon man li ma ci mën a wax mooy dossier am na waaye bu ñu jàppee ne dossier boobu moo indi li xew ba fukk ak ñeenti bakkan rocc dinañ juum. bu fekkee ne Macky Sall loolu la jàpp dina juum dafa am loo xam ne réew mi ngi koy dund muy jafe-jafe muy metti amul secteur boo xam ne soo xewul ci Sénégal jafe-jafe yi mën nga ko natt ci li nga xam lii moo war a indi alal ci poos sénégalais jafe na emploi bariwul jeunes yi amuñu liggéey
secteur boo jël muy mbéy mi doxul napp ci doxul industrie ñu bëri ñu ngi tëj tourisme yàqoon nañ ko ci bi ñu génnee visa yi nga xam ne benn xaritu Macky Sall moo taxoon ñu indi ko loolu am na ba noppi kon lii dugg wàññeeku waaye li nekk ca poosé itam wàññeeku ndax njëg yu yokk njëgu dund bu yokk nañu électricité lépp a ngi yokk njëg yëpp a ngi yokk sama soxna mi ngi jooy dépense bi mëtatul ndax kon loolu xiif am ci réew mi benn tey laa doon toog ak ku jógee Pikine mu ne mais président li am xamuloo ko ma ne ko xam naa ko xam naa ko maa ko yow tamit bés bu nekk maa ngi dugg muy fii muy ci àll bi maa ngi dem di toog di rencontre citoyenne di gis ni ci ni ñu dundee ak itam ñi am yaakaar ni bu ñu ñëwee ci man xëy na am soxla bu faju maa ngi koy dundee itam kon mettit boobu nekk ci sénégalais yi boo ca yokkee lu tuuti lu jëm ci injustice mu dal di tàkk te loolu du ci Sénégal rek fépp la fépp ci àdduna révolte bu amee rek nit yi dañu xiif sonn nga ñëw teg ca dara loo xam ne mënoon na ñàkk kon injustice bi am na walla Sénégal yi dund ne jàpp ne lii ñu nar injustice la ndax nag dafa am lu ko jiiti woon man mi topp nañ ma yoon di ma nangu sama passeport dama ci boolewul coow bu rëy rek man dama nangu ne justice dina dem ba foo xam ne yoon dinañ ko dogal waaye liñ ma teg xat nañu mën ko nettali fii waaye kenn xamul li mu doon te loolu ci ndigal rek la mën a jógee c'est pas possible nit ci di inventer lu jëm ci ancien premier ministre ñu lay teg lu ñàkk loo xam ne di teguwul ci dara. sa dossier bi nga xamante ne dafa doxoon sa diggante ak sa soxna boobu. loolu laay wax. mais c'est incroyable man li ma dund kenn xamul li mu doon. kon yooyu c'était des trucs montés du woon dëgg. évidemment kooku bés bu fekkoon ne am ngeen jot ñu ci wax waaye dund nañu loolu ñoom Karim ñoom Khalifa Sall ba pare li ci gën a metti mooy doo sax wax ne diw deful dara. waaye lu tax kii di def lu graaw ñu bàyyi ko kii def lu tuuti ñu topp ko ba sax même bu defee lu graaw ñu topp ko kumba am ndey kumba amul ndey moo fi xew bàcc am baay bàcc amul baay moo fi xew loolu injustice la injustice mi ngi door ci rek justice à deux vitesses mën nañ leen tooñ mais nañ ñu topp képp kuy tooñ waaye seppi fii seppi fële ndax kii àndul ak man ndax kii dama ko bëgg a xeex ndax opposant da nga koy écraser loolu la ñuy wax loolu mooy théorie Macky Sall képp kuy opposant rek dafa la war a écraser mais loolu dafa ñëw yokk ci mbir mi waaye bu kenn fàtte ne les Sénégalais sont fatigués te li ma lay wax nag na nga ko bind tey les Sénégalais seront de plus en plus fatigués mettit bi day yokk ndax ñii amuñu caabi bu ñu ci génne ci kaw ni ñuy doxale politique mooy la malgouvernance rek te du fii rek Afrique la ndax boo seetee yëngu-yëngu yi am ci dëkk yi ñu wër mais mi ngi door ci malgouvernance exactement mais est-ce que jàpp nga ni problème bu mel noonu nga xamante ni dossier bi on peut dire que dossier boo xam ne sax war na laal public bi dem bay jur ay li nga xamante ni mooy fukk ak ñeenti doomu aadama daal di ci génn àddina ñii seen njaboot ñàkk ñi nekk ay xale yoo xamante ni ñu amoon avenir lañ est-ce que jàppoon ngeen dossier bi waroon na mën a yegg foofu. waaw loolu kay dinañ ko jooy c'est pas normal loolu du yoon ku nekk dafa waroon ànd ak dal. nangu ne justice xam nga justice mënuloo jàpp ne. justice day doon injustice tout de suite da nga ciy dem ba pare dund loo xam ne injustice la daal di ko dénoncer man de noonu laa ko jàppe kon ci yoon waroon nañu mobiliser wu oote justice bu tegu ci yoon
ñëpp opposition bi yëpp te yaakaar naa opposition bi yëpp am na lu ñu ci wax attention li ñu soxla mooy justice ndax nag citoyen ak citoyen moo yem muy président de la république muy keneen vous êtes des citoyens bu fekkee ne am na ku jóg ne kii dama koy porter plainte ndax lii la ma def war nañ ko déglu war nañ seet ndax loolu am na walla amul ak naka la amee itam kon kenn mënul jàpp ne lii du fi am justice foog mu am foog mu dox waaye nag na lépp tegu ci yoon ndax mën na jur musiba. mais après une année dara xewagul ci dossier boobu maanaam convocation amaatagul kenn demagul wuyu ji yoon que muy Adji Sarr que muy Ousmane Sonko est-ce que jàppoo ni jamono ji ñu toll yoon dafa war a def li nga xamante ni moom mooy liggéeyam d'autant plus que ñu ngi jëm ci li nga xamante ni moom mooy ay élection te ëllëg ci biir bu yoon tranché li nga xamante ni nekkul en faveur de Ousmane Sonko mën na ko yàqal li nga xamante ni moom mooy parcours. non yoon dafa war a dox man moom ci loolu laa des ci loolu laa nekk waaye buy yoon di dox na dox ci ñëpp moo am li ma la ci wax mbirum pétrole bi Petro-Tim ànd naag Mamadou Lamine Diallo CRD maanaam coalition bi ma bokk yebal ñu porter plainte ci li jëm ci pétrole bi ak li ci Aliou Sall def jaarale ko ci décret boo xam ne rapport de présentation bi dëgg néew ca dañu duggal loo xam ne du dëgg jël teenu pétrole jox ko benn samba boy boo xam ne xamul dara ci pétrole xamul dara ci financement pétrole ñu jëbbal ko mu jaay ko doon courtier ñu porter plainte waaye ñu ngi jëm ci ñetti at ana plainte boobu. dossier boobu sax kenn dafay wax te ëpp ay téeméeru milliards la ci Sénégal ñàkk. lu tax du ñu oote. Sénégal bu nekk 400 000 la ci am. mais ana exactement mais ana boobu dossier dañ ko génne. dañ ko génne mais moom def na fi interview ba daal di jël li nga xamante ne moom mooy kaamil bi waat si nii li nga xamante ne dañ ko koy tuumaal yëpp def ci dara loolu it lan la ci nit mën. waaw nañu génnee dossier yooyu waaye nañu bàyyi di seppi bi seppi bale téye bale denc bale non c'est pas normal lii nga xam ne xew na fi kumba am ndey kumba amul ndey tegu ci ñàkk ak coono bi nga xam ne sonn bi nga xam ne Sénégal yi sonn nañ ko moo jur février mars mën na jur lu raw loolu. waaye gis nañ ni ci anniversaire bi Adji Sarr def na benn interview wax ci li nga xamante ni noonu la dundaatee mbir mi wax ni si aussi bëgg na génn réew mi waaye liñ si jaaxal mooy média étranger moom moo def li nga xamante ni moom mooy interview bi nekk fële ca bitim réew loolu jaaxal sénégalais yu bari loolu aussi yow ban jugement nga ci am. loolu itam jaaxal na ma ndax yaakaar naa sax ci la une la génn. benn ndax mbir mi moom normalement fait divers la. bon ci dëgg-dëgg bon munoo ñàkk jàpp ne homme politique bu am maanaa ci Sénégal moom ci kawam la dal waaye ba tey fait divers la donc journal international di ci def la une lu xaw na ma jaaxal ka dafa mel ni télécommande. xaw na la jaaxal dafa mel ni télécommande donc. dossier bi daal ma ñu noonu jur na fi ay coow lu bëree donc dañ leen di ko mais lii nga xam ne lii moom la Sonko bëgg te wax ko mais dañ ko def dañu def la justice lépp am ñu jëf ci leer ñu bàyyi ko jox delloo ko passeport mu dem yoonam mën a dem fu mu man maa ngi fàttaliku bi ñu rocci sama passeport maa ngi waroon a dem tugal toog faak des dissidents APR ñu doon wax ne ay dissidents APR lañu ñu nangu sama passeport man fu ma jëm boo ma joxee sama passeport yi bu ma demee du fii laay dellu si. loolu yëpp ci jëm la toroxal gêner sa activité politique ñu ngi ci loolu ay décision politique la Sonko sañ na jël passeport am daw làqu bitim réew mais non jox passeport mais non nañ ko delloo passeport am mu tukki. dañoo yëkkati li nga xamante
xamante ni moom mooy dossier bi yoon daal di àtte li nga xamante ni noonu la mbir mi demee kàddu yooyu la président ki nga xamante ni mooy président ACT di Abdoul Mbaye nekkoon fi premier ministre ci Sénégal yëkkati donc premier ministre ñu gis ni nag fan yi ñu génn président de la République lancé na li nga xamante ni moom mooy deuxième phase terre bi je pense bien avec une valeur de 246 milliards je pense ci li nga xamante ne moom mooy financement deuxième phase terre bi nga yëgee information bu ni mel naka la loolu def d'autant plus que am na ay secteurs yoo xamante ni ñu gën nañoo soxla mbir mi nga xamante ni mooy xaalis boobu fii ci réew mi donc nga gis président débloqué somme bu toll noonu ak fi réew mi toll yow ban jugement nga ci am. ñun suñu programme liñ ci bind dafa leer ñi yaakaar ne grand projet mën na indi émergence dañu xamul dañuy juum muy autoroute bu Yanji muy TER infrastructure dañu war a jàpp ne support la maanaam dafay gunge émergence waaye émergence mën na ca jóge xam nga lu tax boo jëlee aleel bu day noonu première phase 1000 milliards àgg na fa ndax dañuy faral di fàtte li ñuy wax intérêt intercalaire ndax boo lebee ñaari at ñetti at intérêt yaa ngi daw tegu ci li nga leb te ñoom ba tey waxuguñu lu leer ba ñëpp gis ne lii moo dugg ci TER boo jëlee 1000 milliards dugal ko ci TER ëpp 200 milliards yaakaar naa 207 milliards laa liroon peut-être 246 bi nga wax yaa ngi jaay ci li nar a indi 40 kilomètres de train loo xam ne li mënoon na defar plus de 1000 kilomètres à travers le Sénégal defaraat raayu Sénégal ñun dañu ne grand projet xëy na gën na ci yéen les dirigeants politiques le président de la République ci kaw lan ci kaw ngeen tiitaroo ko ci maa fi def li ci kaw ngeen liggéeyloo ay entreprises étrangères entreprise bitim réew ndax boo seetee li ñu jaay ci TER li ci ëpp jëm na bitim réew jënd matériel bu fa jógee waaye boo jëndee matériel bitim réew ay doomu bitim réew nga liggéeyloo ñoom nga fay waaye boo bàyyee grand projet ñun ci loolu la ñuy oote jiital grand travaux bu boobaa yaa ngi am yéene jaay sa alal mu jëm ci sénégalais ndax doomu réew mi bu fekkoon ne jàppoon nañu war a suqali raayu Sénégal di nga defaraat raay sénégalais yi ngay oo bopp saxaar xëy na nga jëndee ko bitim réew waaye li ci tegu ay wagon ak yooyu ay defaraat ak yooyu waa Thiès xam-xam baa nga fa ñoo koy liggéey di nga defaraat gaar loolu sénégalais yi ñoo koy liggéey gaar yi bu amee autorail buy dikkaat day dundalaat gaar yi dundalaat dëkk yooyu nga xam ne amatuñu dara raay demaat Saint-Louis demaat Louga demaat Tambacounda demaat Kaolack et cetera ba noppi camion yu bëri yi di yàq tali yi nga ko ji jaay itam ay milliards yu dul jeex loolu wàññeeku boo jëlee jiital war a xeex mbënd baa ngi nii di sonnal Sénégalais yi ba tey man bi ma nekkee premier ministre ci kaw ndigalu président d'ailleurs ndax ko waxoon ba mu nangu ko mais li ñu jiitaloon mooy xeex mbënd mi ci kaw liggéey boo xam ne ay sénégalais ñoo ko doon liggéey bu ñu tabaxee ay kër sénégalais ñoo koy liggéey def nañ fi loo xam ne mosu fi woon a am tabax ay 2000 kër ci ñaari junney kër ci ay weer yu néew loolu yëpp di alal boo xam ne day des ci réew mi jiital itam faydaal artisanat mën na indi industrie waaye boo desee ca grand projet di nga jaay alal bu dul jeex te sénégalais yi duñ ci gis seen njëriñ évidemment bu amee dëgg la di nga mën a dugg autorail mu gën a gaaw nga ñëw ci Dakar waaye boo jëndee raay boo xam ne yaa ngi koy tiitaroo naan 160 kilomètres à l'heure te mu wër na ne mënul daw lu ëpp 60 kilomètres à l'heure
yàq amu fa. loolu aussi war nañ ci wax parce que man dugg naa ci terre bi waaye vitesse bi nga xamante ni moom la ñuy wax ni moom la terre bi def dafa ko def. mais munu ko 40 kilomètres. mel ni Sénégalais ci taal bi lañ gën a accentué wu ci rafetaay bi. lu ëpp fukki gaar munul def loolu yàq am na fa yàq économique. am na fa ndax lu tax ngay jënd matériel boo xam ne mën na daw ba 160 kilomètres/heure te doo passé 60 kilomètres/heure am problème looy dem di jëndi oto boo xam ne day daw 300 kilomètres/heure te sa diggante fi nga jëm piste suuf la am na njëriñ. yàq moo ci bari te xaw ma ndax yéen a ngi fàttaliku bi ñu signé contrat TER gis nañu Macky Sall ca usine France ba defar moom kenn muy nit ku ñuul tubaab yëpp ouvrier yi yëpp wër ko waaw mi ngi leen di liggéey yow kontaan nañu ñu daal di jël photo boobu ana ouvrier sénégalais yi c'est ça le problème kon lii nga xam ne maa ngi ciy wax du sama xam-xamu bopp boo jàngee économie nga jàng ko développement autocentré moo mën a indi émergence. d'accord développement autocentré moom mooy indi émergence loolu am na solo waaye président bëggoon naa nga wax ma rek ndax élection présidentielle yu ñu dem 2024 damay jéggi élection intermédiaire yi ndax élection yooyu jàpp nga ni yow bi pare nga pour nekk li nga xamante ni moom mooy candidat ci élection yooyu ñu jëm pour jiite li nga xamante ni moom mooy réew mi pour mën a yeggale sa projet yi nga xam ne bëgg ko pour réew mi. Bon ñu ngi waajal élection législative gis nga li ci métti ci élection législative mooy parrainage bi nga xam ne cour de justice ca boppam nee na lii méngoowul ak bloc de constitutionnalité du Sénégal ndax am na loo xam ne Sénégal signé na ko am na loo xam ne Sénégal nangu na ko ci constitution lii mënut a dem xamoon nañ ko waaye jóge na dañuy wax rek non opposant la ñu dañuy wax rek waaye jóge na ci ay magistrats yoo xam ne kenn du leen jënd la cour de justice de la CEDEAO loolu dañ ko war a dindi d'abord élection législative yi bu fekkoon ne man rekk la bu fekkee ne dindiwuñu ko dañ koy boycotter ndax waaye dafa am fu ma bokk kon dañuy déggoo seet li ñuy dox waaye ca dëgg-dëgg bokk ci naxaate boo xam ne du jur njëriñ loolu xel waru ko nangu ndax bu ñu indee parrainage xam itam ne déggoo ci biir ñu ngi koy jéem nag déggoo ci biir opposition mënut a indi ñu nasaxal le pouvoir du président waaye moom li mu lal rek mooy naa toog ba indi parrainage ak yooyu buñ ko nangulee ba bokk ca di ñu amaat mooy assemblée nationale boo xam ne da nga ciy am 20-30 députés lan la ñu mën dara bu ñu indee sax proposition de loi ni li amoon ca homosexualité bi li ñuy dégg mooy non lii Macky Sall wax na ci ba pare kenn mësul dégg loolu assemblée nationale boo xam ne ci biir démocratie dafa war a indépendant maanaam moom ak nguur gi dañu war a lu ñëw rek war nañ ko saytu voté mu ne noonu duñ ko voté ndax président wax na ci ba pare te yow lii sa liggéey mooy nga indépendant vis-à-vis du président loolu an na njëriñ lu ko neex mu jàll bëgg naa soppi constitution bi ci urgence indi premier ministre ba tey président bi il respecte pas la constitution respecté wu ko ba note indiwul premier ministre ana yàkkam dañu ba ca loolu sax dañ ciy gën a yàkkamti président de la république kon loolu moom bu desee parrainage bi bu desee jar nañu xalaat ndax war nañ ca bokk élection présidentielle nag c'est différent ndax bu boobaa bon parrainage bi de toute façon même bu ko maintenir li ci am nag mooy ni mu ciy àndeek le conseil constitutionnel ndax li fa xew moom c'est une catastrophe bu nee di warul bokk moom doo ca bokk waaye ba tey élection moom du mën a ñàkk bu boobaa
opposition yëpp ba war a ànd muy moom parce que normalement waru ca bokk muy keneen koo xam ne daf ko bëgg a fal ndax protection bu boobaa opposition war nañu lu déggoo seen biir du premier tour nag premier tour bi li ci am solo mooy voix yi na tas waaye deuxième tour ñëpp def ni ñu defoon pour Macky Sall ni ñu ko defaloon Macky Sall ànd ci li ma gis nii muy raam mel ni xelam dafa nekk ci troisième mandat ndax gis nga ni muy accéléré liggéey bi gis nga ni muy jéem a convaincre Sénégalais yi ba ñuy commencé changer avis est-ce que jàppoo ni xelam dafa nekk ci li nga xamante ne mooy troisième mandat. mën na am xelam nekk ci waaye day waxuma sax en tant qu'opposant waaye en tant que citoyen gis li xew ci réew mi ak li mën a xew ci réew mi bu ma doon moom dinaa ko ne sàmmal sa kaddu am na loo fi waxoon des ca donc waxtaan bi am na solo trop monsieur le ministre am na solo trop ñu ngi jégalu nag ci temps bi nga xamante ni jëloon nañ la ko tey mais li mënul ñàkk ndax vous êtes une voix autorisée macha allah ci xam-xam bi ci macha allah dañ ci jëriñoo bu baax a baax moo tax ñu ñëw fas yéene toog ak yow waxtaan ñu jégalu si temps bi ñu jël si yow juste.